asalaamaaleykum sunu mbokku déglukat yi man seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck ma dellu si waat fii ci rajo bi ci seen émission bi ñu leen di defal ay bés bu jot ñu di ko wax pencum réew mi tañ leen ko defale fii ci station bi ñu wax WPAT 930 AM mu di WPAT 930 AM fu ngeen mënti nekk ci biir Amérique ngeen mën ko déglu su fekk yéen a ngi amee seen poste rajo ngeen mën ko déglu ci 930 AM mu di 930 AM su fekkee yéen a ngi amee seen ordinateur mu di computer bi ngeen mën ko déglu ci www.wpat930am.com wala su fekkee yéen a nga amee li nga xamante ni moom moo di seen appareil téléphone fu ngeen mënti nekk ci biir États-Unis yéen a xam yéen a ngi Canada wala yéen a ngi xam ba yéen a ngi ba Amérique latine rek fépp fu ngeen mënti nekk di ngeen ko mën a déglu ci numéro bi nga xam ni moom ngeen di woote ci seen téléphone mu di 701 719 3618 mu di 701 719 36 18 bu leen émission bi rawee tamit mën ngeen ko déglu ci xalima sn.com wala ngeen mën ko déglu ci allodakar.com dinañ koy jàllale bisu dimanche ak yëpp wala ngeen mën a jàpp ni léegi ci tune in bi pour mën ko déglu mbokk yi ñu doon door a génn léegi ci àllarba nekkoon fukki fan ak benn ci weeru juillet ñuy tàbbi ni ci alxames nekk fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2018 kon nag ñu ñëw ak yéen ci li nga xam ne rek moom lañ daan ubbee mu di alxuraanul karim waxu yàlla subhanahu wa taala bu ñu fa jógee door a ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom moo des ci programme bi incha allahu tey ji nag programme bi fas nañu yéen a def programme bu am solo bu am maanaa bu nga xamante ni bëgg nañu yéen ñëpp ngeen déglu kon ni ma leen ko waxee rek soxna Walimata Dieng yaak soxna Mampuy kon nag préparé leen tubarkàlla macha allah ngir ñu mën a maanaam enjoy bu émission bi bu baax gars yi naan ka fekk guddi gi ngeen comme ni ñu koy waxee rek kon nag ñu déglu alxuraanul karim waxu yàlla subhanahu wa taala suñu fa jógee door a ñëw ci des ci émission bi incha allahu بسم الله الرحمن الرحيم sadaqallahu alazim loolu moo di alquranul karim waxu yàlla subhanahu wa taala ñu ñaan ci barke fatitul kitab boobu ñi nga xamante ni ñoo feebar tëdd ci lala hôpital yi ak ñi nga xamante ni ñoo feebar tëdd ci biir kër yi ak ñi feebar di ko wéyaale ñoom ñëpp yàlla na yàlla fëgg seen bopp rof leen si di tuwér te boo lëggee mu bañ a tëral kenn ci xormay seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaanal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaso yi mu di prison yi ak violon yi ñoom ñëpp ak jeel yi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yabal ñi yor seeni mbir xiirtal leen ci ñu yëlëb ko atte leen jéggal leen bàyyi leen ñu dellu ci seen njaboot te boo lëggee kenn bañ faa dellu ci xormay seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaan tamit ñi nga xam ne ñoo di ñi faatu ñëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen te xaare leen aljana bi jaay seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jéggal leen seeni bàkkaar njaboot yi ñu bàyyi yàlla teg ci ñoom loxo bi jaay seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaan yàlla na yàlla wàcc jàmm ci àdduna bi waaye rawatina ci Afrique gënu bàyyi ko waaye rawatina ci réewum Sénégal gañu bàyyi ko rawatina nag ci biir diaspora bi fépp fu doomu Sénégal mën a nekk foo mën a nekk yàlla na la yàlla defal jàmm waaye rawatina fii ñu nekk ci États-Unis d'Amérique gii lépp lu waay bëgg yàlla na la ko yàlla defal lu waay ragal yàlla boo ko gis ci xormay Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla na yàlla sàmmal boppam muccal ñu catu làmmiñ lu ay catu bët laay catu xel mu waay catu xalima laay ak musiba yeeg balaa yeeg mbett yeeg catañ yeeg tiis yeeg fitna yeeg yi dale yëpp ci lu bon yàlla nañ ci yàlla musal bi jaay Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam nga ni ñu leen ko
waxee ni jamono bi ñu toll xam ngeen ni dëkk bi ñu ngi fi am ay ganu kilifa yu mag yu nga xamante ni ñoo ngi fi comme niñ leen ko waxe woon suñu sëriñ Thierno Bachirou Tall mi ngi ci dëkk bi xam ngeen ni ñoo ngi préparé loolu nga xam ni moom moo di weekend culturel Cheikh Omar Foutiyou Tall yi nga xam ni moom la ñuy def muy Cheikh Omar Foutiyou Foundation in America bi nga xamante ni ñoo ngi koy def ñu toll ren ci fukkeelu at bi ñu fas yéene ko def incha allah le 13 ak le 14 bii di ñëw Thierno Bachirou Tall mi ngi ci dëkk bi ànd ak doomam ju baax jooju ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Omar Foutiyou Tall moom it ñu tuddee ko maamam tubaarkàlla organisatrice bi di soxna Safura Tall Maki ànd ceeg njabootu kër Cheikh Omar Foutiyou Tall yëpp ñoom soxna Rugi Tall ñoom soxna Aïssata Tall ñoom soxna Rama Tall ak ñëpp tubaarkàlla macha allah surtout Cheikh Omar yooyu ñoom ñëpp ñu ànd ci ak xadara Malick bi ak Gàlle Cheikh Omar ñëpp fas yéene ci jàpp loolu mu nekk la tey jiit ñu amati geneen gan gu mag gu nga xamante ni mi ngi ñëw ci dëkk bi mu di Serigne Habib Sy ibnu Serigne Mansour borom daara yi ibnu soxna Fat Sy Mansour ibnu Alhaji Mansour tubarkalla macha allah muy Habib Sy mu Serigne Mansour yegg si na tey ci dëkk bi tubarkalla macha allah ñëpp nga woon tey ci aéroport ba àndandoo dajaloo jóge ci zawiya Cheikh Seydi Hadji Malick dem gàttandu ko mu wàcc àndandoo tubarkalla ñëpp jàpp ci le consul général El Hadji Amadou Ndangan Ndaw ak ñëpp wax dëgg yàlla ñu teeru ji sëñ Habib Sy ñu jóge fa oto yi def convoi ñu dem mu ziyaare ci Thierno Bachirou Tall ca fa mu nekk nuyu ko saafanteeg njaboot gi ñu ñaanalante ak loolu yëpp mu door faa jóge nag dem fa nga xamante ni na fa la ñu ko dalal ca bronze incha allah bu ñu paree danañ leen jox adresse bi nga xam ni képp ku nga xamante ni aajowoo nga pour dem fa rek ziyaare ji ko incha allah bu ko defee da nga mën a jël adresse boobu kon nag ñu ngi wax sëñ Habib Sy Mansour ñu ngi lay welcome back ci ñëw nga ci say xarit ñëw nga ci say mbokk ñëw nga ci say dëkkandoo ñëw nga ci say taalibe ñëw nga ci say mbokk sénégalais ñëw nga fu ñu la bëggee kàlla macha allah ñoo ngi lay njaboot yàlla dafay jóge di dellu bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kon xam naa ni rek niñ leen ko waxe woon léegi ngeen di maanaam déglu muy lu am solo lu nga xamante ni tey ji fas nañ ci yéen ñëw ndax xam ngeen ni dafa am programme bu am solo bu nga xamante ni moom la ñu fas yéene indil leen fii tey jii pour ngeen xam ko mu di lu nga xamante ni dafa jëm ci loolu nga xam ni moom la ñuy wax maanaam programme boobu nga xam ni moom la ñu leen fas yéene indil tey di ci am ay gan yu nga xamante ni dañu ñëw ñuy waa FONGAD ñu fas yéene fi ñëw ak seeni représentant incha allah ñëw defal leen benn waxtaan wu am solo suñu ci jógee tamit dinañu ñëw ci am lu nga xamante ni moom la ñuy préparé bu leen fàtte ni tamit xam ngeen ni tey ji ñoo ngi leen di wax ni ñoo ngi préparé li nga xamante ni moom moo di maanaam hommage yu ajaratu Madiodio Gningue boobu nga xamante ni ñoo ngi ko fas yéene def ca Sénégal ca au théâtre national Daniel Sorano bu ko yàlla dogalee incha allah le 21 maanaam juillet ci la ñu fas yéene def maanaam loolu di hommage yu Madiodio Gningue nga xam ne bi mu fi jógee léegi mat na juróomi at ñu fas yéene ko def Youssou Ndour jàpp ci tubarkalla macha allah Baba Maal jàpp ci ak waa théâtre national Daniel Sorano ñëpp fas yéene ci jàpp ensemble lyrique traditionnel ak ndaanaan yu mag yooyu ñëpp fas yéene ñëw ñu defal Madiodio Gningue hommage bu am solo boobu nga xamante ni fas nañu ko yéene def muy lu am solo lu nga xamante ni kenn dootu ko fàtte kon xam naa ni ñuy jéemi def rek nañu jéem a maanaam déglu en attendant ñuy jëli suñu gan yooyu bu ko defee ñu mayegum leen ngeen déglu Madiodio fàttali ko lii nga xamante ni way bu yàgg la mi ngi ko wayoon en 1974 75 doon ko way benn cousin boo nga xamante ni dafa gaañu woon ñu di ko wax Ablaye tubarkalla macha allah mu wayoon ko noonu muy way wu am maanaa wu riche wu nga xamante ni kenn dootu ko fàtte balaay mbuub gaañoo tamit ñu koy defal hommage Madiodio Gningue moom la ko mayoon loolu moom moo tax ñu fas yéene leen yéene indil leen ngeen déglu ko en attendant ñu dem déglu ji sunu gan yooyu ñoo ngi nuyu aussi au passage sunu xarit nga xam ni moo di Jili Création bu leen fàtte ni mi ngi ci New Jersey tubarkalla macha allah di ñaw yu am maanaa Jili Création ma ngeen daan jël seeni ñaw di ko yónnee ba Sénégal ñu di leen ko ñawal di leen ko yónnee wax nañ leen ni Jili Création mi ngi fii ci New Jersey ci dëkk bi tubarkalla macha allah dinañ leen jox après numéro téléphone am ak adresse am ak yëpp bu ngeen demee ngeen ñoo ngi nuyu it sunu xarit Badara Thiam fa mu nekk ca North Caroline tubarkalla macha allah kon ngeen préparé yéen ñoom Moussa Sy incha allah ñoo ngi ñëw léegi jël si leen kon en attendant nag ñu déglu sunu yaay Madiodio Gningue yàlla yërëm ko te xaare ko aljana yéen ñëpp képp ku ko dégg na nga ko ñaanal ñu di leen tàgge tamit di leen wax ni sunu benn xarit bu baax bu nga xamante ni ci communauté malienne bi la nekkoon
nga xam ni moom la ñuy wax Aliou Koné yéen ñëpp ngeen xam ko mu nekkoon ancien international basketteur daan ngeen ñëw restaurant les ambassades di ko fa xam yàlla dafa dogal mu gaañu tey ca Mali dafa demoon vacances rek seeti njabootam yaayam ak i soxnaam yàlla dogal tubarkàlla mu gaañu tey par arrêt cardiaque loolu yàlla moo ko dogal ñoo ngi koy ñaanal ku ko dégg rek na nga ko ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko aljana jéggal ko ay bàkkaaram jëkkal ko jannatu firdawsi ndax nit ku baax la woon ku nekkoon ci communauté bi ñëpp xam ko mu di Aliou Koné nekkoon ci communauté malienne bi kon ñoo ngi koy tàgg mbokk yëpp ñëpp ko ñu daan président fréquenté restaurant les ambassades ñëpp xam nañ ko kon ñoo ngi leen ci sàkku seen ñaan xeebuñu ñaanu kenn ku ko dégg rek na ko ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko aljana kon ñu déglu sunu yaay Madiodio Ñing bu ensemble instrumental traditionnel du Sénégal yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana di ci mayaale Rama Diallo ñoom Louise Mbaye ajaratu Ndey Fatou Sow di ko may tamit Awa Fall Gambien mi nga xam ne xaritam la woon ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo di taalibe kër sëñ Thierno Diaw mu sëñ Modou Diaw Paxa ñoom ñëpp kon ñu déglu ajaratu Madiodio Ñing lii nag c'était en 1974 75 ca foofu nga xam ne moom moo nekkoon rénovation Njàmbur ba nga xam ne ñoo ngi ko organisé woon ca Louga ñoomin président Abdou Diouf ak ñoomin Ndiaye Mor Sorong ak Bamba Sorong ak ñoomin Talla Cissé ak waa Louga yooyu ñoom Mansour Bouna ak Serigne Ndiaye Bouna ñoo ñëpp ñoo organisé woon guddi gu rëy gi kon nag ñu déglu ci ajaratu Madiodio Ñing fàttali ko ñu en attendant ñu jëli sunu gani ku ko déggee na nga ko ñaanal rek yàlla yërëm ko te xaare ko aljana ci way wu tiis wi nga xam ne daf ko doon way càmmam mi ñoom lu gaañu woon di ko wax Jaxu Mbay ndax Jaxu Mbay moo nekkoon jabaru laay moomu di càmmiñam kon nag ñu déglu way wu riis woowu nga xam ni marqué woon na Sénégal. Amidou Sy ca Texas yaa ngi ci biir. Yeah.
ndeysaan mbokk yi bu ngeen ko déggee xel wala dem ci ndaanaan lu mag kooku moo di Ajaratu Madiodio Gningue bi mu fi jógeeg léegi mat na juróomi at ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla jéggal te xaare ko aljana moom nag incha allah moom lañ fas yéene defal hommage bu mag bu nga xamante ni ñoo ngi ko fas yéene def au théâtre national Daniel Sorano samedi di le 21 juillet incha allah doomam boobu di Adja Touré organisé ko ànd ceeg borom këram ànd ceeg waa compagnie théâtre national Daniel Sorano incha allah Youssouma Jigéen Ndour moom aussi dugal na ci loxoom Baba Mal dugal ci loxoom Ismaïla Lo Thione Seck Omar Pène ndaanaan yu mag yooyu yëpp nga xam ne dañu jamononte woon ak Ajaratu Madiodio Gningue ñoom ñëpp fas yéene dugal seen loxo ñu woon ak ñi nga xam ne ñëpp ñooy anciens yi nekkoon au théâtre national Daniel Sorano ñëpp fas yéene ci ñëw def seen participation kon loolu na ko ñëpp dégg incha allah ñoo ngi ñaan le 21 aussi na ñëpp ñëw apporter seen soutien ñëw ñu rendre hommage ndaanaan boobu nga xam ne moo di Ajaratu Madiodio ñi ngi nekkoon l'ensemble traditionnel du Sénégal way bi nag mu ngi ko wayoon en 1974-75 ci guddi googu nga xam ne moom lañ defoon ca Louga ñu di ko wax rénovation njàmbur mu wayoon ca mbokk moomu di laay ngeen dégg nga way wu daw yaram incha allah dinañ ci ñëwaat léegi ci kanam waa mbokk yi comme niñ leen ko waxe woon ñoo ngi am sunu gan yi nga xamante ni ñoom la ñu am ñu nekk ci ligne bi niñ leen ko waxe woon rek ni leen ñoom la ñu façon yéene jël si nga xam ni mu jëm ci mbirum programme FONGAD boobu nga xamante ni ñoom lañ ci fas yéene maanaam ñëw tey defal leen ci waxtaan bu am solo bu nga xamante ni dinañ ko def ci lu toll ci rek fanweeri minute ñu waxtaan ci ak ñoom tey ji ñoom la ñu am ni ci biir ligne bi nag fas yéene ci waxtaan ak yéen ci waxtaan wu am solo bu nga xamante ni bëgg nañu yéen ñëpp rek ngeen bàyyi ci seen xel te dégloo ko ak xel ndax ñëw nañu fi pour leeral leen lu bari lu nga xamante ni bëgg nañu yéen ngeen xam ko ñoo ngi am ki nga xamante ni moom moo di monsieur Aboubacar Sissoko di vice président opération monsieur Aboubacar Sissoko. waaw salaamaaleykum. waaw ñu ngi lay nuyu aleykum salaam Sissoko Bana Sanu ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci rajo Pencum Réew mi ma bàyyi la nga nuyoog mbokk yi bu ko defee ma door a jàll ci keneen jox ko moom tamit mu présenté wu nuyoo ay monsieur Aboubacar Sissoko. jërëjëf maa ngi leen di nuyu say auditeurs. di rafetlu li nga ñu jël tey pour ñu partager ak sunu mbokku diaspora bi. lan mooy FONGAD Invest. di la remercier encore. Et di la féliciter sur say auditeurs. Vraiment Pencum Réew mi. rajo boo xam ne la c'est très bien écouté par la diaspora donc félicitations. merci de nous avoir reçus. merci jërëjëf monsieur Sissoko léegi xam naa ni may def rek damay jox kàddu gi ki nga xam ne moo di monsieur Abdoulaye Pelé Seck nga xam ne moo di vice président technologie ak bu ko defee nag mu présenté wu su ci jógee ñu door a jox keneen kon monsieur Abdoulaye Pelé Seck si nga naar kon nag maa ngi lay jox kàddu gi nga nuyoo mbokk yi. asalaamaaleykum sëñ Omar ñu ngi leen nuyu vraiment di nuyu mbokk auditeur New York. ñu ngi lay fay rawatina aussi diaspora bi yëpp. di leen siyaare di leen jox kenn ku nekk sa wàccuwaay. di am mbégte lool nag ñëw fii. ànd ak FONGAD Invest. nga xamante ni si moom mooy FONGADu disons diaspora. xamante ni si loolu. xéwal la boo xamante ne si c'est pour diaspora bi. pour mën a dugal seen loxo ci lépp loo xamante ne si. dina indi koom-koom rawatina sax ci réew Sénégal. ak fii ci Amérique tamit. donc man maa yore affaire business technology. nga xamante ne si lépp loo xamante ne si domaine informatique la kii demee noonu. te ñu war ko intégrer war a ci lépp lu ñuy dugg parce que amul informatique léegi ci lu mu duggul. donc côté yooyu ñoo koy saytoog yooyu donc di am mbégte lool nag ñëw fii. pour partager ak yéen ak sa auditeurs yi surtout. information yi xam ne am nañ ko loo xam dina leen amal njëriñ incha allah. ñu leen di sant jërëjëf. jërëjëf monsieur Seck ñu ngi kontaan loolu ci présentation bi kon nag ma jéem a jox ki nga xamante ni nag moom moo di monsieur Moussa Sy nga xamante ni moom moo di vice président communication ak marketing bu ko defee moom tamit mu daal di nuyoo ñu door a ñëw ci programme bi kon Moussa kaddu gaa ngi noonu. waaw Omar Seck asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam ñu ngi lay fay. di nuyu auditeurs Pencum Réew mi yëpp. fépp koo xam ne ñu nga fa ci àddina bi. di la sant di la gërëm ci dalal bi ñu fi dalal tey. xam
xam naa ni peut-être que ñooñu c'est la première fois waaye man. yow yàgg nga fi ñëw dëgg la. ca dëgg yaa ngi taxaw ci communauté bi di ci def liggéey bi tafu boo xam ne. wax dëgg yàlla c'est irremplaçable moo tax it su fekkente ni ñun tamit dañuy jóg ñu ne dañuy bëgg a eggale dara ci diaspora bi. vraiment ci source bi la ñu war a jëm parce que wax dëgg yàlla. amul foo xam ni ci àddina bi dégluwuñ la foofu. dëgg la à plus forte raison nag fii ci États-Unis nga xam ni Fongad Invest moo xam ni moom la ñu bëgg a waxtaanee tey fii la juddoo. bien que c'est une organisation boo xam ni dañ ko defar jagleel ko toute la diaspora sénégalaise foofu ci àddina bi yëpp. waaye nag fii la juddoo donc aussi dina baax ñu waxtaan ci parce que je crois que ni sa auditeurs yi. Peut-être que ce sera pas la première fois ñuy dégg affaire Fongad Invest. Mais aussi Fongad Invest bu mu taxawee léegi mu ngi am ay ñaari ñetti at yoo xam ne yu mot. Donc mën na am ñoo xam ne luñ ci jotoon a dégg ci njëlbeen xaw na soppeeku parce que aussi organisation dafay dund. di jéem a jëm kanam donc looloo tax ñu ñëwoon fii tey bëgg a waxtaan ak mbokk yi. ñu lay gërëm ci dalal bi ñu dalal asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kontaan naa ci loolu ci présentation boobu nga xam ne ñëw ngeen mu di monsieur Cissokho monsieur Seck ak ki nga xamante ni moom moo di monsieur Sy comme ni ñu ko waxee ni léegi rek mu nekk mbir mu am solo li ma leen di laaj rek sama question bu jëkk nag xaw ma kan moo ko ci war a jël pour tontu ko dama leen di laaj maanaam ginnaaw ba ngeen nuyoo mbokk yi te xam naa ne ñëpp a ngi teewlu di leen déglu ma di leen laaj Fongad ni ñu koy waxee lan moo ko tax a jóg ak naka lay doxe ci fépp fu mu mën a nekk ci biir àdduna rawatina nag programme bi nga xam ni indil ngeen ko fii maanaam waa États-Unis may laaj daal Fongad lan moo ko tax a jóg ak naka lay doxe waaw Omar merci question boobu mën naa ko jël mais d'abord je voudrais tout simplement rafetlu aussi teewaay ba nga xam ni sama ñaari naatangoo yooyu ñu ngi fi. loolu Aboubacar Cissokho nga xam ni moom moo yore opération lépp loo xam ni moom la ñuy doxal ci Fongad ci loxoom lay jaar. ci je crois que Pelé Seck aussi wax na la loo xam ni moom moo ci taxaw. te ñoom ñëpp ñu boole ci nekk des piliers dans la communauté dans les communautés respectives. Pelé moom mi ngi toog Washington Aboubacar mi ngi toog Chicago. te ñoom ñëpp nekk des piliers ci communauté yooyu ñu nekk. te wax dëgg yàlla ñu fay def ay liggéey yu tàkku ci communauté bi donc je crois que ni loolu rek doy na su fekkee ne nii. def nañ leen ay ndaw ñu dellu ci communauté ñoo xam ne ñoo la ñuy servir di waxtaan ak ñoom tamit lu am solo la pour dellu ci question bi nga laajte Fongad Invest moom mooy lan li ko tax a jóg ak naka lay doxe xam nga Fongad je crois que ñu si gën a bëri mës nañu dégg ay affaire am parce que projet daf di projet boo xam ne mu ngi juddoo ci mbébétu ay doomu sénégalais yi dëkk fii ci États-Unis ñoo xam ne dañuy daje woon ci 2007 eh bien pour jéem a réaliser ay financement ci Sénégal te ay projets yoo xam ni mën nañ ko fa yëkkati parce que dañu saytu ne ba xam ne ñun waa diaspora ñu ngi fii ci États-Unis nekk France nekk en Afrique nekk en Australie un peu partout dans le monde te ñuy liggéey ay liggéey yu am doole ci ñuy dugal ci réew mi xaalis bu am solo te mu doon xaalis boo xam ni bépp dërëm boo xam ne yónnee nañ ko Sénégal eh bien dañ koy consommer rek ñu jeex te dugg foo xam ni dañ koy ay sàkkanal di investir mu mën a jur leneen ci ñu mën ci créer ay emploi ci réew mi looloo taxoon Fongad Invest jóg te yàlla def nañu ci waxtaan yooyu ñu doon am eh bien ñu daje ci ba dajale beaucoup de Sénégalais yoo xam ni ils étaient de la même ñoom ñëpp loolu lañu d'accord nañ ci loolu eh bien ñu jóg nag def suñu benn organisation créer un conseil d'administration eh bien commencé liggéey bi nag buñ ko commencé ak léegi wax dëgg yàlla mi ngi jëm kanam def di organisation moo xam ni de fonds de garantie et d'investissement de la diaspora ñu collé ko Fongad Invest donc daf de mécanisme boo xam ni dañuy dugg ci suñu mbokk Sénégal yi eh bien ñu indi xaalis boo xam ne ñu ngi ko téye fii di ko yónnee Sénégal ñu koy lekk au lieu ñu def seen
xaalis bi yëpp ci consommation ñu dugal ko ci investissement boo xam ni Fongad Invest dafay dellu jël xaalis boobu garanti ko ay projet dem jëli xaalis ci institution internationale yi et bien commencé ay projet di ko liggéeyee ci Sénégal. ñun nag ñu ngi koy weer ci ñeenti poñ ñu ngi koy weer ci poñ bu njëkk bi mooy jël xaalis bi ci mooy collecte des fonds. collecte des fonds mooy dajale xaalis bi nga xam ni mu ngi ci diaspora bi eh bien loolu comme Fongad Invest dañ ko créé def ko une société anonyme boo xam ni investissement privé la eh bien ñun képp koo xam ni mën nga jënd sa action ci société bi eh bien bokk nga ci société bi action bu nekk nag $50 dong la. eh bien su fekkente ni mën nga jënd 100 actions mën nga jënd 1000 actions mën nga jënd 2000 actions eh bien ça dépend ci li nga attan. mais nag su fekkente ni jënd nga 20 actions. mu doon $1000 yow mën nga bokk ci assemblée générale u Fongad Invest. dégg nga bu boobaa képp koo xam ni nag ñun ñu nekk ci conseil d'administration bi su fekkente ni dañ la voté ngay dugg ci conseil d'administration bi automatiquement yow da nga war a jënd 40 actions soit $2000 loolu c'est automatique. Donc il y a 15 membres du conseil d'administration bu ci nekk da nga dugal sa $2000 ça c'est le préalable, c'est le prérequis pour que nga nekk membre du conseil d'administration. xaalis boobu nag ñuy jël ci diaspora bi suñu mbokk sénégalais yi dañ koy par exemple ici aux États-Unis eh bien on travaille avec Bank of America. Bank of America xam naa ni le vice-président chargé de business technology de la technologie des affaires ni suñu mbokk El Hadj Abdoulaye Sylla Seck dina dellu si fii ci processus boobu. mais fii ci États-Unis ci Bank of America lay liggéeyal donc foo nekk ci États-Unis te mu am fa une branche. Bank of America mun nga fa dem déposer fa xaalis ci compte Fongad Invest. ou bien mun nga toog ci sa kër utiliser délai wala beneen processus ba nga xam ni mën nga jënd sa action ci Fongad Invest. Bon, on reviendra en détail sur ce truc-là. Aux États-Unis, c'est Bank of America. Bon, demain, Sénégal, ça se fait à travers EcoBank. EcoBank est une banque, bon, mom la ñu signé une convention en compte. Bon, mom la ñu fa la ñuy képp koo xam ne yaa ngi Sénégal, eh bien, mën nga def tes dépôts dans cette banque-là, ou bien mën nga télécharger cette application, et bien nga def sa dépôt dans cette banque-là. Donc poñ bu ñaareelu poñ bi mooy sécurisation des fonds. xaalis boobu buñ ko jëlee ba pare dañ koy ni ñu koy waxee ni dañ koy garder fa nga xam ni wax dëgg yàlla pour donner confiance aux Sénégalais ñu wóor leen ni que ni xaalis boobu ñuy jël ci ñoom ñu koy teg fu leer la parce que dañuy def en place un mécanisme de garantie des dépôts, c'est-à-dire que xaalis boobu nga xam ne dañ ko collecté ci diaspora bi dañ ko déposé ci benn compte bancaire boo xam ni dañ ko choisir au Sénégal. Pour le moment on est en train de travailler avec la BNDE ak parti yu mel noonu ñu nekk Sénégal nga xam ni dañuy ñëw déposer suñu xaalis bi foofu compte boobu xaalis bu fa dugg fa lay toog. Donc c'est xaalis boobu nañu wóor ne mooy xaalis boo xam ni moom la comment on appelle ça suñu compatriotes yi moom lañ jëndee action. du xaalis boobu la ñuy jëfandikoo pour liggéey ci projet yoo xam ni ñu koy liggéey. xaalis boobu dañ koy utiliser comme mu nekk garantie comme ça bu ñu demoon ci banque internationale yi des banques de développement mën nañ leen wax ne que am nañu 1 milliard dans la banque donc nous avons besoin de 10 milliards ou de 20 milliards ou de 40 milliards. Et donc ça c'est notre garantie comme ça gars yi mën nañu defar xaalis ñu dugal ko ci dans des projets rentables xam ni moom may yóbbu nag ci poñ bu ñetteelu poñ bi mooy exécution projet yoo xam ni moom la ñu war a bëgg a def Sénégal. Moussa teyel noonu xam naa dafa am ci kenn ci seen gars yi ku nga xamante ni dafa coupé xam naa ni ma fekkee mën nañ koo wax mu jéem a wootewaat ba xam xaaral ne quittez pas. Ok donc mën naa continuer. waaw mën nga continuer. donc fu mu nekk nii ñun au niveau de Fongad Invest. waaw dañu am quelqu'un qui est chargé de vice-président chargé des projets. ba pare ñu am
un comité boo xam ni moom liggéeyam mooy donc saytu projet yi ba xam ne ban projet nga xam ne buñ ci investir xaalis dinañu delloo xaalis bu bëri donc c'est pourquoi dañu am benn définition ak sélection des projets yoo xam ni projet yu rentable la surtout nag ci domaine mbayum ceeb Sénégal dans la vallée du fleuve Sénégal et ici aux États-Unis am nañ ci suñuy projet aussi li ñuy wax ne Senegalese Village of Atlanta ñu collé ko ça va qui va éventuellement devenir l'Artisanal Village of America parce que li ñu fay bëgg a def mooy ñu ngi liggéeyandoo ak la communauté de Ngaye Mékhé nga xam ni foofu dañuy defar ay affaires yu bëri yoo xam ne yu am solo du point de vue de l'artisanat ñu war ko fi indi dans un warehouse aux États-Unis on va travailler comme on travaille avec Amazon nit ñi mën nañu dem online on a un website déjà qui a été design moo xam ni gars yi mën nañu order seen lépp loo xam ni soxla nañ ko ñu délivrer leen ko devant leur porte loolu bokk na ci projet yoo xam ni bëgg nañ ko def mais ci Sénégal am na projet yu bëri yoo xam ni je crois que suñu chargé de vice-président chargé des opérations boo xam ni dafa demoon Sénégal dafa 12 jours yoo xam ni amul lu ko yóbbu foofu lu dul dem ci Sénégal Fonguat University yónni ko foofu dans une visite technique mu delloo fa def ay rencontres yu am solo xam naa ne dañ ci mën a jot donc loolu aussi dañ na tax ba nga xam ni bépp projet boo xam ne yëkkati nañ ko ci Sénégal ñu si xam ne ni projet bii daf di projet bu fekkee ne ñun ñoo ko yëkkati bu fekkee ne ni daf di projet boo xam ne xam nañ ni te bu ñu ci dugalee suñu xaalis dina am ay rendement pour investisseurs yi ñu war ci mën a dugal suñu loxo donc loolu bu ñu defee loolu ba pare ñeenteelu poñ bi mooy la 4e chaîne de valeur mooy incubation en entreprise mooy créer des centres d'incubation pour la duplication et la pérennisation du système c'est-à-dire que système yooyu nga xam ne ñu ngi koy defar ci Sénégal eh bien bu ñu doxee donc dañuy créer ay systèmes yoo xam ni day tax ni ñu mën a répliquer loolu par exemple mën nañu def ko ay franchise par exemple boo seetee par exemple aux États-Unis tey ji dafa am da ngay dem ci benn koñ nga gis benn Dunkin Donuts boobu xëy na du original ku defar Dunkin Donuts bi moo ko moom mais dafa am koo xam ni dafa jënd les droits pour mu am refaire la même chose que Dunkin Donuts am donc mu utiliser le nom de Dunkin Donuts donc ça c'est pour donner un exemple donc on va faire la même chose avec Fonguat Invest on va créer un système boo xam ni nit ñi mën nañ jógee Mali wala Guinée wala jógee Côte d'Ivoire wala jógee fu nekk ci àddina bi ñu seet loolu ñu yëkkati ko yóbbu ko seen dëkk ñu defar ko foofu en forme de franchise donc pour augmenter chaîne de valeur yooyu ñoo xam ni moom la ñuy wax ni donc ce sont et puis xam nga ni ci àddina bi léegi il y a des procédés industriels du point de vue de l'agriculture ñoo xam ne ñu ngi leen di doxal et bien ñu jëlee loolu yëpp par exemple yi xew fii ci aux États-Unis yóbbu ko foofu donc loolu la ñu bëgg a defar dans les 4 chaînes de valeur et je crois que loolu moo tax Fonguat Invest jóg xam naa ni temps bi est très limité mais mun naa fi yemagum en attendant que pour suma mbokk yi aussi nga mën leen a aspect ay question ci domaine yoo xam ne fa la ñu féete pour ñu mën a jox li seen xalaat ci loolu waaw macha allah defe naa ne li nga fi développé lu am solo la te askan wi yëpp ñiy déglu nañ ko te xam nañ ni wax ju yanu maana la ju am solo la te dana tax ñëpp mën ci intéressé wu li ma ci gën a intéressé nag moo di li nga wax ni gars yi action bi ku ko bëgg a jënd rek $50 ngay joxe pour am benn action bu la neexee nga joxe $100 jënd ñaar jëm ba yaa xam nu mu mën a toll ci action rek mais ne ngeen ku jëm tey ji jënd lu tolloo ko $1000 da ngay dem ba nekk lu am lu officiel ci biir nga xam ni luñ ciy defati wala lu ñu ciy liggéey rek dañu la ci woo ngeen nga ñëw taxaw ci sa cër feeñ ci kon loolu lu am solo la bu ngeen gisee nasaraan yi dinañ koy def ñu bari dinañ ko def ci Sénégal gu jëkk gaak ñëpp dinañ seen compagnie yu mag yi ñoo tey jii ñoo xam ni ñu ngi yor xaalis yoo xam ni seen waajur yi ñoo jëndoon ay action ci ay compagnie yu mag tubaarkàlla macha allah dem ba jëm mag wala di dem sax ba faatu bàyyi leen fi tey jii loolu mooy nekk loo xam ni dafay jur ay yeneen alal muy lu am solo kon loolu nit ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax sama ñaareelu laaj ci yéen daal moo di ma di leen laaj yan projet la Fonguat yëkkati ci investissement
ci terrain bi maanaam sur le terrain ak kañ la ñuy tàmbali maanaam fii yan projet daal la fi FONGAD yëkkati ci mbirum investissement ak kañ la ñu ko fas yéene tàmbali incha allah ci terrain bi loolu moo di sama ñaareelu laaj jëm ci yéen. waaw jërëjëf Serigne Oumar dina ko. waaw man Aboubacar Sissoko vice-président des opérations. ma tontu si sa question boobu. incha allahu ñun fas nañoo yéene commencer le premier trimestre de 2019. incha allah. Pourquoi cette urgence? Parce que yaakaar nañ ne toll nañu foo xam ne nii il faut que ñu mettre en place des projets. Mais surtout des projets allant dans le sens d'impact social sur les populations. Parce que FONGAD li ko tax a jóg du rek création des richesses pour les investisseurs, mais aussi impact social, création d'emplois ak autosuffisance alimentaire. looloo tax sunu priorité nekk ci wàllu mbéy mi ak ferme industrielle. boo xoolee ce qu'on appelle le panier de la ménagère muy ci mbirum ceeb wala ci mbirum légumes wala ci mbirum poisson wala ci mbirum yàpp par exemple. donc loolu yëpp muy loo xam ne dafay dem ci panier de la ménagère. boo ko xoolee aujourd'hui le Sénégal ci yooyu yëpp ci besoin yooyu yëpp le Sénégal aujourd'hui en a besoin, que ce soit dans le domaine de la riziculture. boo xoolee tey jii nii ci li ñuy importer en termes de riz, aujourd'hui le Sénégal dépense 600 milliards de francs CFA par année moom la ñuy dépenser pour le riz, te 400 milliards de ces 600 milliards sont importés des pays asiatiques en général. Donc la majorité ci li ñuy lekk ceeb au Sénégal mu ngi jóge bitim réew. te boo xoolee tey jii nii boo demee dans la vallée du fleuve, le riz bi ñuy def foofu au Sénégal, riz bu am ay ingrédients la, riz boo xam ne c'est très bon pour la santé, riz boo xam ne aussi tamit on a des terres, on a aussi la jeunesse, on a l'eau du fleuve pour faire pour defar loolu. te xoolal boo xoolee tey aujourd'hui nga dem dans la vallée du fleuve, l'entreprise la plus grande entreprise bi defar le riz aujourd'hui au Sénégal, c'est la CASL, la compagnie agricole de Saint-Louis. Mais loolu compagnie tubaab la. Donc bi ñuy ñëw foofu ils sont venus pratiquement les mains vides. C'est-à-dire que dañoo ñëw foofu même au niveau des finances, ils ont utilisé nos banques pour financer ces projets. Ils ont utilisé notre fleuve pour irriguer leur riziculture. Ils ont utilisé la main-d'œuvre sénégalaise, ils ont utilisé les terres sénégalaises. Mais loolu yëpp ñun Sénégalais la diaspora mun nañu organiser pour def ko. Donc il est très utile aujourd'hui ñu organiser wu pour les entreprises ñuy doxal réew mi. Mais ce sont pas les entreprises individuelles, ce sont les grandes entreprises boo xam ne c'est la bourse américaine moo ko financé. Aujourd'hui au Sénégal boo demee nga xool ce qui manque, il n'y a pas ce qu'on appelle le privé national au Sénégal. Privé national amul au Sénégal. Li am moom mooy les grandes entreprises yi nga xam ne nii ce sont des entreprises d'État qui ont été privatisées comme la Sénélec, la Sonatel, ainsi de suite. Même action yooyu ñuy wax nit ñi foofu lañ ko jëndee. D'un côté, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les grandes entreprises familiales yoo xam ne ay nit ñoo ko moom. Au milieu c'est vide. Amul aucun impulse financier boo xam ne public bi moo koy dugal dans les projets innovants, les nouveaux projets pour se présenter. Moo tax l'État souvent il est obligé de faire appel aux étrangers pour satisfaire ses besoins. On parle souvent par exemple du TER. Je vous donne un exemple. Le TER actuellement au Sénégal, le train express régional qui a fait couler tellement d'encre au Sénégal. Mais ñan ñoo ko financé? C'est General Electric dëkk bii ñu nekk ñoo ko financé. Fan la jógee? Alstom. Alstom ñoo ko defar, mais Alstom c'est une entreprise française qui a été pratiquement en faillite. Donc GE moo dem relever ko parce qu'ils avaient ce projet au Sénégal. Mais ñun les ingénieurs au Sénégal yi nekk fii, ñun les financiers au Sénégal, ñun les professionnels ñi nga xam ne am nañ xam-xam boobu, les ingénieurs civils ainsi de suite. Mais bu ñu organiser woon tey jii nii xëj na projet boobu FONGAD moo koy dem defari ji au lieu que Sénégal di jël 600 milliards di ko jox ay européens. Pour vous dire, les opportunités qui existent au Sénégal sont énormes. Donc pour revenir, il faudra ñu commencer par un projet pilote. Le projet pilote bi ñuy bëgg a commencer nag, ça va être dans
dans l'agriculture ou bien dans l'agro-industrie. Aujourd'hui, ñu ngi xool du côté de Daara Jolof pour l'embouche bovine, du côté de la vallée du fleuve pour le riz, du côté aussi des Niayes, de la région des Niayes pour le maraîchage. Donc actuellement, on est en train de se réunir avec les collectivités locales pour nous jox nous, parce que le foncier aussi c'est un grand problème au Sénégal. Mais heureusement que nous sommes une entreprise sénégalaise, ay doomu Sénégal lañu. Donc on est vraiment en très bon pour parler avec les populations. Projet Fongat koko wax dans les populations, les gens nous ouvrent les mains ouvertes. dañuy bëgg ñun ñu ñëw investir foofu. ñun lañ ko bëgg a jox au lieu ñu koy jox ay étrangers. Donc am nañu yaakaar d'ici le premier trimestre de 2019 pour mettre en place le premier projet agro-industriel au Sénégal pour Fongat Invest. Que ce soit dans le domaine d'une ferme industrielle dans la région des Niayes, plus particulièrement à Morolan, ou bien dans le domaine de la rizerie et de la riziculture, dans la vallée du fleuve vers Podor, parce que cette région est très fertile. C'est là où se trouvent vraiment les grandes opportunités en termes rizicoles au Sénégal aujourd'hui. Et toutes ces terres aujourd'hui sont des terres vierges. Il n'y a pas d'exploitation sérieuse de riz au Sénégal dans cette zone. Même la CASL ne se trouve pas dans cette zone-là. La CASL se trouve dans le département de Dagana. Et donc, comme je disais tout à l'heure, à Daara Jolof, pour l'embauche bovine, par exemple. Mais vous nous dites que l'OLU, Fongat veut aller plus loin. L'OLU, c'est seulement pour commencer. Parce que l'implication de la diaspora, ce n'est pas seulement au niveau financier. C'est l'autre que le Fongat du Wood. Fongat du Wood aussi, c'est la mobilisation des compétences de la diaspora pour le développement du Sénégal. Direct xaalisu diaspora bi lañ leen di demander. D'ailleurs, ñu ngi implémenter loo xam ne nii, ce sera énorme demain. Mooy l'annuaire des compétences de la diaspora. Donc chaque membre bu ñëw di dugg si boo jëndee action dañ lay laaj aussi sa CV, sa compétence, ñu def ko ci données de base. Donc tous les projets yi ñuy war a def dans le futur, on fera appel à ça. Par exemple, je viens tout juste de finir une visite technique au Sénégal avec une équipe de Fongat là-bas, mais nous ne sommes pas seulement limités dans l'agro-industrie. Nous avons aussi rencontré des gens qui sont dans le domaine secondaire, dans le domaine tertiaire. Par exemple, aujourd'hui, nous avons rencontré le staff de Miferso, les mines de fer du Sénégal oriental. Aujourd'hui, mais 750 millions de tonnes de fer dorment dans le Sénégal oriental aujourd'hui. Et du très bon fer. Et bon, aujourd'hui, dans le domaine de la sidérurgie. Sidérurgie, moi, base de développement. C'est-à-dire acier. À partir de l'acier, on va faire auto. À partir de l'acier, on va faire un pont. À partir de l'acier, on va faire pratiquement tout ce qui est le développement dur. Aujourd'hui, au Sénégal, tout cela, on l'importe. Alors que nous avons le fer là-bas. Donc, quand nous avons rencontré le DG de Mifarso, il nous a écoutés. Il a dit, mais vous amenez des solutions techniques. Et donc là, nous sommes en train de travailler sur une convention avec ces gens-là. Et d'autres choses, même dans le pétrole, nous n'excluons absolument rien. C'est vraiment la diaspora qui se mobilise pour s'impliquer dans les grands projets de développement du Sénégal. On s'invite. On va pas attendre à ce qu'on nous invite à la table. Sur le Sénégal, nous n'avons pas bok. Donc, nous allons organiser ou andi suñuy xaalis, andi suñuy compétences pour impliquer ou et commencer avec un projet pilote dans l'agro-industrie. Ok. Machallah, monsieur Sissoko, defe naa ni loolu nga wax nekk na lu am solo, lu am maanaa lu nga xamante ni ñëpp war nañ ko dégg te it buñ ko déggee war nañ ko jëfe comme li nga wax lu am solo la. Suñu Sénégal kenn duñu ko defaral, ñun ñi nga xam ne ñooy doomi Sénégal fekk fa baax moom ko te bu yàqoo ñun la yàqul, bu baaxee ñun la baaxal, kon ñun rek ñun ñoo ko war a mën a defaral suñu bopp. Xam naa ni li des ci temps bi sax barewul, mi ngi toll ci ay 6 minutes ak yooyu rek, waaye xam naa ni may jéem a def rek mooy ci laaj bu
mujj bi xam naa ni ma ko gisee xëy na loolu monsieur Seck moom moo koy tontu ma di leen laaj rek lan la FONGAD di def ngir aar xaalisu askan wi ak doomu aadama yooyu nga xam ni ñoom ñoo ci fas yéene ñëw maanaam dugal ci seen alal ban taxawaay la FONGAD di am pour mën leen a saytul seen xaalis boobu sàmmal leen ko ba duñ ci am dara ëllëg lu leen naqari loolu moo di sama laaj bu mujjee ak yéen. jërëjëf monsieur Seck loolu question boobu question bu am solo la. parce que d'abord lii war nit yi seen xel dal. mooy lii bëgg-bëggu sàkku kii la waa Banque mondiale. ak waa FMI ñoo doon waxtaan ak président. xamal ko ni ko Sénégal par jour si li ñu mën a compter ci xaalis mi ngi toll ci 3 milliards par jour mooy dugg ci money transfer. ci li ñu mën a compter sans compter yeneen yi nga xamante ne si ñoom mënuñu ko gis. donc pourquoi pas léegi dajale diaspora bi parce que bu dee 3 milliards par jour. loolu boo ko calculer ci année bi li ci dugg ci xaalis loolu daanaka mën na defar Sénégal. donc loolu nag mu daal di ba mu ñëwee mu jox instruction monsieur Babacar son excellence Babacar Diagne. moo nekkoon ambassadeur fii. mu daal di woo association yëpp nag yi nekk Amérique gi yëpp. ñun ñëpp ñu daje ambassade ba. bañ fa daje ñiy jógee état bu nekk. mooy ni nga ko gisee même suñu équipe bi ñii ñi ngi Washington ñii ñi ngi Atlanta ñii Chicago ñii feneen ak feneen. donc nga xamante ni si ñun ñëpp dañoo daje du taxawal foofu bureau bi. après rendre compte président boole ñu ak madame Khoudia Mbaye nga xamante ni si moom aussi mu boole ñoo kenn koo xamante mooy Abdoulaye Ly kooku mooy relation suusa ak gouvernement bi nga xam ne mooy toppatoo lépp nga pour teg ñu si yoon. nga xamante ni si parce que alalu mbooloo la. donc boo demee sax bay jaay action loolu gouvernement bi sax il faut que dafa am responsabilité wu veiller ci sécurisation wu fonds yooyu ak aussi bañ mu indi benn ixtilaafa. d'abord FONGAD dañ ko registré fii aux États-Unis. donc ci loi aux États-Unis lu ñu war a faaloo yëpp moom tribunal fii moom koo fi yóbbu lépp ci yoon lay jaar. donc déjà loolu rek le fait que ñu registré ko ci chambre de commerce aux États-Unis war na gën a mën a dalal xelu nit. donc parce que lépp nañuy audité fii. boole ko aussi au Sénégal aussi dañ ko registré foofu en même temps am nañu notaire. et tout ça donc bu nit jëndee cher automatiquement suñu comptable nga xamante ni si moom CPA la en même temps. day liggéeyal gouvernement bi fii aux États-Unis donc mi ngi moom expert comptable la ci gouvernement bi en même temps aussi dafa am lu ñu naan security clearance. te loolu du n'importe qui nañ koy jox dafa nekk nit koo xamante ni dañ ko saytu mu jub xocc. ñu jox nga xamante ni ci gouvernement bi aussi bon moom am na yu bari yoo xam ne waru ko te kooku sax yàlla dafa def mu nekk nit ku jub ak boole ko aussi compétence yi nga xamante ne si FONGAD boole na ko ci membre staffam. Bakar Sissoko mii nga xamante ne sama naataange la nga xamante ne si macha allah tubarkalla moom it mi ngi liggéeyal compagnie boo xamante ay $1 billion la donc project manager yi la bokk. nga xamante ne si fund yi mu yore macha allah ak Moussa Sy ak ñeneen ñoo xamante ne si maanaam liggéey yu kawe nañu yor su fi ñu nekk nii donc compétence yooyu nañu boole. parce que li ñu boole moo tax mais avant ñun kenn ku nekk day dem wutal boppam dem donc kenn ku nekk te lii booloo mooy sa doole donc au niveau informatique nga xamante avec la yi nekk foofu ñun moom donc numéro compte boobu ñu ngi nekk su fekkee ni mën naa ko après jox ko auditeurs yi ak yor naa numéro compte Ecobank tamit nga xam ne Ecobank moom Sénégal ñëpp a ko xam. moom non seulement dans le domaine de l'informatique et puis ñoom partout en Afrique dañ fa nekk. donc aussi dañoo dem digital aussi parce que xam nga moo tax yenn expérience yi baax. ak yenn parce que FONGAD dafa judd rek nekk ci high tech bi. high tech parce que dafa ñëw fekk si. li fi nekk te gën a baax mu. fas yéene offrir loolu customers bi. donc am na xam naa du yàgg carte diaspora boo xamante ni si dañ koy képp ku jënd action FONGAD
da ngay am carte diaspora bi dafay am maale visa logo visa. donc si carte boobu mën nga dugg si sa compte nga xool. sa share yi action yi nga jënd. di nga ko ci mën a gis. en même temps di nga mën a utiliser sa carte boobu comme carte visa. ok. voilà nga xamante ne si partout mën nga am ñaari carte benn bi nga joxe ko Sénégal. xam nga sa famille bi ci kii nga di ko chargé ak yi demee noonu. donc ça va être global. donc nga xamante ne si lu am solo la. aussi maanaam bu projet yi ñuy taxawal. bu ñu taxawalee benn projet dañuy xayma ñaata action mooy war a tax projet bi sotti. léegi nag action yooyu bu jeexee rek mooy jeex na. ok donc keneen ku yéex rek mooy daanaka yéex ñàkk la quoi. donc ce qui fait que. il faut que nit ki xaar ba ñu ubbiwaat beneen projet. ok bu ñu amee beneen projet léegi bu ñu ko séddalee ni léegi lii dina jël téeméeri action. pour $50 pour. que léegi nga bokk ci ku ci mën a jënd si bu jeexee ñu arrêté ko foofu léegi ñooñu lépp luy soqali ci loolu ñoom si ñoom lay dellu si ñoom lay dem dafa mel ni rek Sonatel xam nga comme bañ doon jaay action yi parce que ñu bari sax rëccu nañ ko parce que ñi ci nekk moom macha allah ñi ngi sant yàlla dañuy toog rek ay par 3 mois wala léeg-léeg ça dépend ñu sotti leen xaalis ay millions yu bari dëgg la ça dépend si nombre d'actions yi ñuy jënd daal dëgg la voilà donc vraiment. dafa tegu ci yoon. tegu ci loi. loi wu Amérique. ak loi wu États-Unis. c'est vérifiable nit ki lépp mi ngi ci règle OHADA. dëgg la nañu tënku tamit. donc vraiment dal na xel man mi sekk dal na sama xel moo tax ma sañ a am kaddu comme ni ko sëñ Moussa waxee sànq. macha allah donc kii man maay jëriñu daara ji fii fondation Khadim Rassoul fii à Washington. jërëjëf. donc vraiment daal man sama xel dal na sama xel. bu baax macha allah macha allah maa ngi woo mbokk yi nga xamante ne si lii pour suqali réew ma la. parce que li Aboubacar wax dafa am solo. dëgg la ñun ñii ko bokk ñun ñii ñëpp. demuñu rek ci kaw sénégalais yi. dëgg la doole yi jël xaalis bi foofu. mais dañoo dem. pour taxawal fa loo xamante ni si waa réew ma ci boppam ñoo si njëkk a jëriñ. jërëjëf rawatina aussi képp ku jënd action. même bu doon te $50 la sax di nga jot yenn information yi. ok parce que di nga bokk si groupe WhatsApp bi. et puis même samedi bii di ñëw nii. ñi nga xamante ne si jot nañoo jënd action. ñoom ñëpp dañuy daay leen am na invitation bu ñu leen yónnee. dañ leen di defal présentation wax lañ fan lañ toll fan la compte bi ñaata xaalis moo ci nekk. ak yooyu ak yan projet. ba pare nag dañuy sottante xalaat. parce que bu jënd action. am nga ci yónnee ñu say xalaat aussi boo gisee projet bu am solo. waaw nga xam ne liñ fongaat mën na si dugg am ci xaalis. loolu tamit dañoo am ñoo xamante ne si loolu rek nañ jàng affaire projet xam ba xam. monsieur Seck jërëjëf xam naa ni waaw ma ni ko tubarkàlla macha allah waxtaan wi matale na jotale na waaye waxtu wi dab nañu fi mu ne nii jàll nañu sax ci 30 minutes yi leneen lépp mais ñoo ngi bëgg jéggi waxtu wi kon xam naa ni rek incha allah dinañ leen séntuwaat yeneen yoon. ngeen mën a ñëw dellu si waat fii incha allah ñu ngi kontaan bu baax ci dal bi ngeen ñëwoon fii ñu dalal leen di leen gërëm di leen sant di bég ci. donc baal rek ma joxe ci numéro compte yi benn yoon. waaw. Compter 2017 based on the facts of two large 9. Again, just call 800-460-2558 and get your generic sildenafil. 930 AM comme niñ leen ko waxee woon tey ñoo ngi fi am monsieur Sy ak monsieur Sissoko ak monsieur Seck mu di suñu mbokki waa Fongad yooyu nga xam ne ñoom la ñu invité woon tey ñu ñëw am ay leeral yu ñu façon yéene indi kon monsieur Seck maa ngi lay bàyyee kaddu gi nga mën a joxe numéro yi compte bi ak yooyu bu ko defee ngeen mën a tàggoo pour ñu mën a jàll ci li des ci programme bi incha allah. donc numéro compte yi benn bi mooy Bank of America numéro bi mi ngi nekk 4 6 0 3
9 7 3 2 2 8 8 maa ngi koy répété ñaari 4 la 4 4 6 0 3 9 7 3 2 2 8 8 bu Ecobank mi ngi nekk 1 2 1 0 9 5 6 2 1 6 0 1 maa ngi koy répété Ecobank bu Dakar 1 2 1 0 9 5 6 2 1 6 0 1 jërëjëf mën ngeen dem aussi suñu website suñu site internet www.fongatinvest.org boo ci demee rek foofu dina la won pour nga jënd achat action PayPal la lay won nga dugal sa numéro carte nga jënd action nu mu la soobee après suñu comptable yónnee la sa reçu incha allah jërëjëf. waaw kañ jërëjëf monsieur Seck ñu ngi kontaan ci yéen ak monsieur Sy ak monsieur Sissoko di kontaan nag ci séntuwaat leen incha allah beneen yoon ci rajo pencum réew mi ngeen ñëw ngir ñu gën a mën a yaatal programme yi bu baax askan wi mën a gën a dégg baax defe naa nit ñi li ñu dégg tey fees na seen nopp te seen xol sedd na beneen yoon nag dañ leen woo bu ko defee mu gën a yaatu ñu mën a ubbil mbokk yi ligne bi bu ñu amee ay questions yi ñuy posé ñu posé ko ndax tey dañ leen ñëwoon rek pour laaj leen ay questions yi nga xam ne mooy ñetti laaj yi ma leen doon laaj ngeen présenté waaye ñu ngi kontaan ci yéen tey bég ci yéen kon ñoo ngi leen di ñaanal fanaanum jàmm tey ñaan yàlla defal ñu lépp lu ñu bëgg te ñu leen di encouragé bu baax di rafetlu fongaat boobu nga xam ne yéen a ngi ci taxaw bu baax ñi ñaan yàlla na jëm ca kanam. jërë ngeen jëf merci Omar jaajëf jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Omar jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. mbokk yi bu nu jógee ci loolu am na xew-xew bu rëy bu nga xamante ni moo fas yéene xew fii ci États-Unis d'Amérique mu di lan comité national de pilotage du salon de l'habitat ñu di ko wax NPSH ñu ni promoteur public ak privé immobilier yu Sénégal ñoo ànd def partenariat ak ministère bu renouveau urbain ak habitat bu cadre de vie ak ministère des affaires étrangères bu Sénégal ak les Sénégalais de l'extérieur ñuy organiser nag li nga xam ne moo di fukkeelu at ak juróom bu nga xamante ni ci la ñuy def salon itinérant de l'habitat ñu fas yéene ko organiser fan ñu fas yéene ko def ci Atlanta li ko tàmbalee ñaar fukki fan ak benn jëm ñaar fukki fan ak ñaar ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet 2018 dinañ ko def tamit ci New York muy tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ba ci fanweeri fan ci weeru juillet 2018 bi ñu fas yéene def nag exposition yi li ko tàmbalee ci fukki waxtu ci suba nee nañu bu dee ca Atlanta nga xam ni du 21 22 ba 23 ñoo ngi koy defee ci yaat Regency Atlanta bi nga xam ni mi ngi nekk ci 265 ci Peachtree ci North East ca Atlanta zip code ba di 3030 ca Atlanta Georgia nee nañu nag beneen bi ci des nga xam ni du 28 29 ba 30 juillet ñoo ngi koy defe fii ci New York ca National Black Theatre adresse ba nekk 2031 ci Fifth Avenue ci New York City zip code ba nekk 10035 ci États-Unis d'Amérique nee nañu nag li ko def nag ñaar fukki fan ak juróom-benn jëm ñaar fukki fan ak juróom-ñaar dinañ ko def loolu ñuy wax B2B ak création de coopérative ca New York
nee nañu nag ñi nga xamante ne bu ngeen amee contact bu ngeen ci information na ngeen leen contacter bu dee ci Sénégal mu di 221 77 450 33 87 muy 77 450 3387 wala ci Sénégal ba tey muy 221 33 867 2441 mu di 221 33 867 24 41 bu fekkee ci biir Amérique la nag bu ngeen ci bëggee information na ngeen woote ci 347 840 42 98 mu di 347 840 4298 wala ngeen woote ci 917 689 4003 mu di 917 689 40 03 su dee email ba na ngeen woote ci maryba 2002@yahoo.fr mooy loolu mu di maryba ci 2002 arobase yahoo.fr wala ngeen dem ci seen website bi nga xam moo di www.senhabitat.sn mu di madame ni nga ko waxee rek www.senhabitat.sn ki nga xam ne moo di sponsor officiel bi nag moo di BHS ngeen gën koo xam ci Banque de l'Habitat du Sénégal moom moo fas yéene sponsorisé loolu kon mbokk yi ni ñu leen ko waxee rek ñu jàll ko ci kàllaamay nasaraan comité national de pilotage du salon de l'habitat NPSH les promoteurs publics et privés immobiliers sénégalais en partenariat avec le ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie et ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur organise la 15e édition Salon itinérant de l'habitat Atlanta du 21, 22 et 23 juillet, New York 28, 29 et 30 juillet. Exposition à partir de 10h à Atlanta, à Yacht Regency Atlanta, 265 Peachtree Street, Northeast in Atlanta, Georgia. In New York, the National Black Theater, 2031 Fifth Avenue, in New York City, du 26 au 27 juillet, B2B et création de coopératives à New York. Contact Comité national de pilotage, il faut appeler 221 77 450 33 87 ou bien vous appelez 221 33 867 24 41 ou bien aux États-Unis d'Amérique vous appelez 347 840 42 98 ou bien 917 689 40 03 ou bien par email vous appelez maryba2002@yahoo.fr. Mary, vous l'écrivez avec MEE2RY BA 2002 collé @yahoo.fr ou bien vous visitez www.senhabitat.sn, sponsor officiel Banque de l'Habitat du Sénégal. kon nag mbokk yi yëgle baa ngi noonu muy lu am solo ku ko dégg rek na ko jottali morom ma incha allah. mbokk yi ba nu jógee ca loolu tubarkalla macha allah comme ni ñu leen ko waxee rek xam naa ni dañuy ñëw ndax am na loo xam ne bu ngeen ko mësaan a dégg rek xel yëpp dem ci Cheikh Oumar Foutiyou Tall mu di loolu nga xam ni moo di weekend Cheikh Oumar Foutiyou Tall yooyu ñuy def nga xam ni Cheikh Oumar Foutiyou Tall Foundation in America ñoo koy def mu di the 10th annual celebration of Cheikh Oumar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu under the leadership of Cherno Bachirou Tall, Caliph of the Omarian family, and Serigne Mbaye Sy Mansour, Tijaniya Caliph General. All the Tijaniya of the New York City and the other states cordially invite you. Guest speaker bi mi ngi fas yéene nekk Cherno Ahmed Tidiane Diat on Saturday, July 14, 2018, mu di samedi le 14 juillet 2018. sponsor yi nag mi ngi nekk Banque de l'Habitat du Sénégal mu di BHS, Jacob Restaurant ak Baobab Restaurant ak African Restaurant ak Jolof Restaurant ak Dabakh Boutique Solution ak Kilimanjaro ca Philadelphie ak Adama Aïssa Home Décor ak Tal Gezna. ñoom inshallah ñoom la ñu fas yéene nekk. ñun nag programme bi nii lay demee ajjuma bi di July 13 bu di le 13
li ko tàmbalee ci 9h ci suba mu di 9 am ba 5 pm dinañu def li nga xam ni moom moo di juma prayer incha allahu bu ñu jullee juma dinañu def ay añ après def ziar def xadaratu juma def njàngum alxuraan def wadifa après def ay reer après cérémonie officielle bi nag door a commencé ñu ni fan lañ koy defee loolu mi ngi nekk àjjuma bi ñu ngi ko fas yéene defee ci Zawiya Cheikh Sidi Hadj Malick Sy bi nga xamante ni mi ngi nekk ci 108 East 128 Street ci New York City Between Park ak Lexington yéen ñëpp xam ngeen ko foofu bu ñu xëyee suba teel nag incha allah ci suba sa mu di samedi bi tombeek le 14 bu ko yàlla dogalee dinañu ko tàmbali ci 10 heures ci suba mu di dinañ ko tàmbali 10 heures ci guddi mu di 10 pm ba 5 am incha allah ñu fas yéene def nag li nga xam ne moo di dedicate to the memory of Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine nee nañu guddi googu nag ñoo ngi koy fas yéene rendre hommage di ci ñaanal ki nga xam ne moo di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram ci xormay Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dinañ fa julli tàkkusaan jàng fa alxuraan bu ñu paree julli timis def wadifa incha allah daal di julli gee daal di def reer yi nag ni ñëpp reer ñu indi xéewali ñu daal di koy fas yéene def nag conférence bi tàmbali li ko tàmbali fukki waxtu ak benn ci guddi loolu fan lañ koy defee loolu nag ñoo ngi koy defee ci Brooklyn adresse ba nekk 2265 Bedford Avenue ci Brooklyn zip code ba di 11226 mbokk yi nag ñoo ngi yëgle ni du béréb bi ñu ko daan defee béréb bi ñu ko daan defee dañ ko changé moo tax soxna Safraan ni nañ leen ko fàttali bu ko defee ngeen xam ko adresse bi bokkul ak fañ ko daan defee ci Brooklyn dañ ko soppi mi ngi nekk ci 2265 ci Bedford Avenue ci Brooklyn kon ku ko dégg rek incha allah na ko jottali morom ma kon nag yëf yi mi ngi noonu information yi bu ngeen ci bëggee rek incha allah na ngeen woo soxna Safra Tall ci 646 352 1068 wala ngeen woo Thierno Madani Tall ci 614 397 8655 flyers tamit mi ngi ci dikk bi ndax tubarkàllam ñi ci nekk ñëpp mënuñu leen lim ndax waxtu wi moom moo ñu dab moom moo ñu njatt rek loolu moom moo tax mbokk yi nag xam nga ñun art ak culture ak cosaan foog ñu def ci suñu participation su ngeen commencé na dégg rawatina nag bii yoon nga xam ne ñu ngi nekkoon ci répertoire ensemble lyrique traditionnel en 1979 nga xam ne ca la ñu woye woon way wu réy wa mu di taara di way wu gudd wa nga xamante ni diwa la woon ki ko ubbi di soxna sunu yaay Yaafat Sakho yàlla na ko yàlla yërëm ngeen ñaanal ko ka ca toppan di Fanta Sakho yàlla na ko yàlla defal jàmm ma nga ca Sénégal te may ko wér ka ca toppan di Ablaye Idi Seck moom it yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko nekkoon Haalpulaar bu mag nekkoon ensemble lyrique traditionnel ki ci toppan nekkoon Hadja Maawa Koyaate moom it yàlla na ko yàlla may wér te guddal fanal ñii ñoo àndandoo woon way ki nga xam ni moo di Cheikh Oumar Fouti Tall way wu rëy wa nga xam ni moo di taara wax ay jaar-jaaram wax yi nga xamante ni def na ko maanaam ba mu xeexee Degembere ba mu demee maanu ba mu demee Dingiraay ba mu demee foofu nga xam ne moo di Masina ak li mu def ci Fouta Tooro Cheikh Oumar Fouti Tall moo tasaare l'islam tasaare salatul fatiha ci Afrique de l'Ouest tubarkalla macha allah ginnaaw bi nga xamante ni jóge na Afrique de l'Ouest dem ca Makka jot li nga xamante ni moom moo di werdu salatul fatiha ci Mamdul Ghali mu ñëw jaar Sokoto jaar Niger jaar Nigeria Cheikh Omar dem na Palestine dem na Égypte fu ci nekk wane na fa ay kéemtaanam jaar Tchad ñëw foofu nga xamante ni nag fa la ubbee woon jiyaar ji nga xam ne ma ngi ko ubbee woon ci 300 ak fukk ak ñett ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ubbee woon Badar moom la Cheikh Oumar Fouti Tall ubbee woon foofu nga xam ne moom la ñuy wax Dingiraay xeex fa ak buur ba ñuy wax Yimba Sakho ray ko samp fa Tataja samp fa salatul fatiha ñëw dugg Fuuta Tooro dem Kajoor dem Bawol fu ci nekk mu jaar fa annoncé góor yàlla yi war a ñëw tubarkalla macha allah annoncé ñëwu Cheikh Sidi Hadj Malick Sy ak la jox ko konaase yi nga xam ne moom lañ ko joxoon wëlbati ko annoncé ñëwu sëñ Touba Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu annoncé ñëwu maam Limaamu Laay yooyu yëpp Cheikh Oumar Fouti Tall mag ñu baax ñun ñëpp moom moo leen annoncé seeni ñëw ak jaar ga nga xamante ni jaaroon na ko ca Mbàkke Kajoor ak Mbàkke Bawol ak tubarkalla macha allah seqoon ak ñu baax ñooñu nga xam ni ba mu wootee jaar ji ñëpp dañ ko fekk si ki nga xamante ni moom moo doon tafsir Maba Jaxu nekkoon taalibeem nga xam ni moom tamit li taxoon mu jëkk moo di taxaw ci ginnaaw ngir mën a àggale mission kooku moom moo di Cheikh Oumar Fouti Tall bi nga xam ni mooy l'homme aux multiples capitales nga xamante ni Sénégal Guinée ak Mali ak Nigeria
ak Égypte ak Palestine ak Makkatul Mukarrama fépp foo ni Cheikh Omar Fouti Tall rek ñu ne wax xayarte foo ni Cheikh Omar Fouti Tall rek ñu ne radiyallahu taala anhu muy fierté nationale di fierté internationale rawatina nag ci africain waaye rawatina ci der bu ñuul waaye rawatina ci haskanu Halpulaar ndax Cheikh Omar Fouti Tall bañ ko waxee dafa ni Cheikh Omar Foutanké muy Cheikh Omar al Foutiyu ki nga xamante ne dafa fonkoon fi mu dëkk fonk fi mu juddoo fonk askanam xeebul ay mbokkam buñ ko masaani yow yaa di kan mu ni man maa di Cheikh Omar Fouti Tall bu Fouta nga xam ne moo di maamu Thierno Bachirou Tall mi tubarkalla macha allah di tey ji xalif général képp kuy njabootu kër Cheikh Omar Fouti Tall doomam ju baax jooju di soxna Safra Tall Maki ànd ci ak mbokkam soxna Safra Tall Maki Habibu Nuuru Cheikh Omar Fouti Tall di ci ànd ak càmmiñam lu baax loolu nga xam ni tamit moom moo di Cheikh Omar mu Thierno Bachir kon nag ñu déglu ensemble instrumental traditionnel bu Sénégal di ko may ñëpp ñi nga xam ne ñooy soppe ensemble instrumental ñu fàttaluñu lii nag fu ngeen ko masaan a dégg rek ñoo xam ne ñoo ngi préparé week-end culturel Cheikh Omar Fouti Tall ñu fas yéene ko def mu di ajjuma bii di ñëw ak samedi bi mu di ñu di ko defee ajjuma bi ci Zawiya Cheikh Seydi Hadji Malick nga xam ne bu ñu xëyee fa la ñuy yendu ba guddi gi jot ñu def lépp bu ñu xëyee suba teel nit ñi noppalu nag ba ngoon gi ñu fas yéene dem foofu ci Brooklyn ñu defee fa loolu kon ñoo ngi ci nuyu ñëpp di ci ziar ñëpp comme niñ leen ko waxe te di leen fàtte ni Serigne Habib Sy mu Serigne Mansour Sy borom daara ji comme niñ leen koy waxe ñëw na ci dëkk bi tubarkalla macha allah yegg si na fi naka tey képp ku nga xamante ni tamit yàlla def na bëgg nga dem ziare ji ko rek ñoo ngi wax nit ñi ni adresse bi mi ngi nekk ci 14 mi ngi nekk ci 1144 ci Rosedale Avenue ci Bronx 1144 Rosedale Avenue foofu mooy kër gi nga xam ni fa la Serigne Habib Sy ibnu Serigne Mansour borom daara ji kon képp kuy soppey Serigne Mansour di taalibi Serigne Mansour képp kuy soppey Serigne Babacar Sy di taalibi Serigne Babacar képp kuy soppey Cheikh Seydi Hadji Malick Sy di taalibi Cheikh Seydi Hadji Malick ak képp ku nga xamante ni njabootu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mag ak bépp jullit rek ñoo ngi lay woo ngeen ñëw ziyaare si mbokk mu baax moomu di Serigne Habib Sy tubarkalla nga xam ni tubarkalla macha allah ni ma koy waxee rek tey ñëpp a demoon teere ji ko surtout bu yel Moxdaar Yacine Gueye moomu mu baax moomu nga xamante ni soxna Fat Si Mansour di yaayam soxna Aminta Seck Duudu jur ko Mam Dut Seck bu yel Moxdaar Yacine Gueye jur ko mu Yacine Gueye Birahim Gueye Yërëm Diop Birahim Asependa ak Birahim Kumba Chérif ak Birahim Teggi Jëw Malick ak Birahim mi songoog naari ci dexu dëgg baaji sàmm leen ca nag moori tubarkalla macha allah muy sëtum neex faal ak inde faal faal ak duma yéen ak faal ak nakk doj neex maama mu ware woon bu lug wàcc gànnaar tawloo fa taagaan ndey maam nu mbetaagaan Sadiara Diop marungoon géej naar Biram Isa Diop diggéen farak Fatim farak Sanjiri fara kondaama joos bi loolu cër bi yàgg na nee naa ko yow bu Alaaji Malick jurul woon sa maam sëñ Babacar it sëñ Babacar jurul sa baay sëñ Mansour it kenn du la teree am cër ndax bu sekk bu yel Moxdaat Yacine Gueye sa maam rek moo interprété woon Serigne Touba gouverneur Cheikh Ahmad Bamba keroog ca yor yorum Ndar le 5 septembre 1886 tubarkalla daan abaleen tey téereeg sëñ Touba Cheikh Ahmad Bamba ak ki nga xam ne moo di Cheikh Seydi Hadji Malick ak mag ñu baax ñoo ñëwoon ca Ndar jur soxna Aminta Seck Duudu ñu jox ko Alaaji Mansour mu am ci Serigne Mbaye Sy Mansour sunu nijaay mii di xalif général de Tidiane ak yaayam soxna Fat Si Mansour kon ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak barke Serigne Habib di ko wax welcome back mu di mbokk mu baax mbokk mu neex a sago mu bëgg nit mu fonk nit mu teg nit ñi place tubarkalla macha allah fa mu nekk barki démb demoon ca France ak Italie teewee ji guddi sëñ Babacar ga laata moo ñëw ci dëkk bi nit ñu baax ñu nekk woon na la tubarkalla macha allah kenn ku nekk mu yëglu la ndax loolu yëpp sa maam nee na kenn amul jot bay yëg ku la yëgul kenn ku ne sa bopp la bàyyi ci sa morom waaye moom baaxam ak bëgg nit ñi ak fonk nit ñi ak respecté nit ñi ku nekk mu teg la sa place xam la ko war fa maamam tegoon tànkam mu teg fa tànkam te fukk yóbbu ko dara yóbbu ko tubarkalla macha allah kon loolu bu ko nit mele dañ ko koy ñaanal ndax wolof nee na kenn ku ne na nga bëgg sa waay du ni mel sa waay du ni mel sa waay morooma ni mel nga di ko ñee kon nag alhamdulillahi rabbil alamin bi nga xamante ne ñun sunu waay wax dëgg yàlla mel na ni nu bëgg tubarkalla macha allah yemale ñëpp ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ak barke di ci ziar ñëpp tubarkalla bàyyiwuñu kenn di ci ziar it ki nga xam ne moom moo di Sidi Ahmed Sy ibnu Serigne Habib ibnu Cheikh Seydi Hadji Malick mi nga xamante ni moom moo teewal kër gi yëpp ci États-Unis ndax biñ ko waxee ganuk suba rek moo dalal ganuk ngoon te tubarkalla moom moo fi nekk tubarkalla macha allah kon lii yëpp rek yàlla na yàlla dolli jàmm te def sutura kon nag ñu déglu ensemble lyrique traditionnel bu Sénégal ci taara bi nga xam ni moom la ñu woyoon Cheikh Omar Fouti Tall ki ci jëkk solo di Yaafat Sakho ba mu daanelee ñu awu mu Fanta Sakho jël mu daaneel ñu awu Ablaye Idi Seck jël ñu gënoon ko xam ci Alaaji Wali Seck ba mu daanelee nag ñu awu Maawa Kayaate jël moom lañ leen di bàyyi ngeen déglu tuuti comme ko wax ji yàgg na ngeen déglu musique tuuti féexal seen xol bu nu fa jógee nag dinañ leen indilaat leneen lu am solo ñoo ngi ci fas yéene ñëw léegi kon ñu déglu ensemble lyrique traditionnel du Sénégal en 1978 79 ak taara bu ñu woyoon Cheikh Omar Foutiyou Tall.
billaay lii mooy taara moom la ñu woon Cheikh Oumar Fouti Tall ko daada may Seydi Man Sere Samba Dembaali Muxtaar Seydi Tall Taalo Gedo Amidou Sy ca Texas yaa ngi ci biir Amidou Sy mi fii tamit yaa ngi ci biir sama xarit ak ñi bëgg ensemble instrumental yëpp. xaw ma Sorano kañ lay melati nii Ndeya su aj yaa ngi ci biir yaa Fat Sakho
mooy Fanta Sakho. kooku mooy Ablaye Idi Seck yàlla na ko yàlla yërëm. waaw waaw.
Ndiaye yaa ngi ci biir Sanjaamur Ndiaye Zal Diop waay mooy Hadja Mahawa Kouyaté mbokk yi loolu bu ngeen ko déggee yaram war a daw way wu guddi wu rëy woowu ñu ngi ko wayen Cheikh Omar Fouti Tall ko de adamay sa iliman sira Samba Dembaali Muxtaar Taanira bi Mamadou Mbayram Wuuri Mayram Samba Diop Abdourahmane Gallo Gédég mi di déngi ni way wu rëy ñu way ku rëy ku def lu rëy ku àdduna dootul fàtte tubaarkàlla macha allah mu di Cheikh Omar Fouti Tall nga xam ni moo di mbokkum Sénégal di mbokkum ñi sant Jeng di mbokkum ñi sant Wan di mbokkum ñi sant Kan di mbokkum ñi sant Taal barki dem maa ngi koy waxtaan ak sama benn xarit Cheikh Jeng di ko wax ni ko gembe yi li ñu bokk ak Cheikh Omar Fouti Tall ni ko Elias seen maam ma nga jóge woon jenne diggante Ségou ak Mopti ñëw ca Fuuta Tooro almaami may ko doomam bu jigéen bu ñuy wax Penda Sall mu am ca Weynde Penda Sall ñu di ko waxe Weynde Jeng walal de ba jul ba bàyyi ko woon walal de Weynde Jeng moomu nag moo jur Maxa Weynde moo jur Sargaan Maxa moomu moo jur Jam Sargaan takk jabar ba jabar ji ëmb yàlla jël ko doom ji juddu ñu tudde ko ñu di ko wax Jam Sargaan Jam Sargaan moomu nag moo jur Mbañik Jam moomu moo jur Biram Mbañik jur Ngille Biram Mbañik Jaara Biram Mbañik Molde Biram Mbañik Asta Biram Mbañik Saara Biram Mbañik ak Gàkku Biram Mbañik Jirab Biram Mbañik moo jur Jaloor Ngille moo jur Kure Jaloor moo jur Xujjatu Kure moo jur Antumaan Xujjatu moo jur Seydou Antumaan ñu jox ko soxna Adama Ayse mu am ci Cheikh Omar Fouti Tall ko de Adama Ayse iliman sere Samba Dembaali Muxtaar Taanira bi Mamadou Mayram Wuuri Mayram Samba Diop Abdourahmane Gallo Gédé mi jë déngi kooku nag la ñuy def fukkeelu weekend culturel fii ci États-Unis d'Amérique ñu fas yéene ko tàmbali àjjuma ca Zawiya Cheikh Sidi Hadj Malick jeexal ko ca samedi ba ci njiitul kan mu di Thierno Bachirou Tall
mi nga xam ni moo di xalifa njabootu ko Cheikh Omar Foutiyou Tall ñëpp nga xam ne tey ji ku ko amul da nga ko làmbaatu ji da nga ko jéggaane yàlla indil ñu ko fii ci États-Unis d'Amérique mu ànd ak doomam ju baax ji Cheikh Omar Foutiyou Tall mu baax mi yaatu bëgg ñëpp fonk ñëpp teral ñëpp boo ko gisee bëñam ngay jëkk seen Seydi Tall tubarkalla yàlla yamale ci nag kii nga xamante ni moom moo di Serigne Habib mu Serigne Mansour tubarkalla macha allah nee naa ko yaa di bete bete kër Alaaji Malick soxna Faat si Mansour sa yaay Alaaji Mansour ay baayam Alaaji Malick gay baayam Serigne Mansour borom daara jeey say baay Serigne Babacar ay baayam Alaaji Malick gay baayam Serigne Mbaye si Mansour xalif général des Tidiane ay sa ndijaay moo ko soxna Faat si Mansour a bokk ak sa yaay ndey ak baay tubarkalla macha allah sa baay doon na xalifa Alaaji Malick sa maam doon xalifa Alaaji Malick sa ndijaay doon xalifa Alaaji Malick yàlla na nu dund yàlla may lu gudd fan ak wér a barke ëllëg ba nga doon xalifa Alaaji Malick ci kaw suuf yàlla ñëpp yàlla na ko fekk bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga baax gore bëgg ñëpp yëg ñëpp safoo ñëpp faale ñëpp yàlla na la yàlla defal jàmm ñoo ngi lay wax sëriñ bi welcome incha allahu nag ñu fas yéene fa amit sëriñ Sidi Ahmed si caatum Alaaji Malick caatum maam Habib mi nga xam ne moo di mu Serigne Habib mi nga xam ne moo di caatum Cheikh Sidi Hadj Malick bokk ak Alaaji Mansour mi jur soxna Faat si Mansour yaay Habib mi ndey ak baay bokk ak Serigne Babacar si mi jur Serigne Mansour borom daara ji baay Habib mi benn baay kon lépp sotti ci ak def ci la ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm ak sutura di bég ci ñëpp di kontaan ci ñëpp mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek xam ngeen ni jamono yi mbir mu am solo waaye mbokk yi tey dañu fas yéene waxtaan tuuti ci ñi nga xam ni ñoo ni jàppale ci rajo bi kii di Jacob restaurant tey bisu ngërëm la danañu leen gërëm ndax keroog yëf yi moo xatoon xam ngeen ne am na benn bu nekk ca 143 ak 8 avenue am na benn bu nekk ca 133 ak 8 avenue am na beneen tamit bu nga xamante ni mi ngi nekk ci foofu nga xamante ni moom moo di maanaam 129 ak Lenox Avenue muy lu am solo lu nga xamante ni tubarkalla macha allah kenn ku nekk boo ko déggee war nga ci mën a ñëw jàpp muy lu am solo lu nga xamante ni ñoom dañuy ñëw di ñu jàppale ci rajo bi bu baax di sponsoriser di def lu baax di def lépp kon nag ñu mel noonu tey jii bu ñu leen amee war nañu leen sant war nañu leen gërëm ndax nag wax dëgg yàlla jàpp nañ ci bu baax tey ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay rafet na. ba nu jógee ci loolu ñu ñëw fi nga xam ne moo di Pikine restaurant Pikine restaurant di restaurant bu mag bi nga xamante ni nag mi ngi nekk ci 116 Street between 7 ak 8 moom boo ko rombee rek kenn du leen ni fii restaurant la. tubarkàlla macha allah danañ ko seen buntu ba verre la miir ba verre la comme nañ ko defee defar ba mu baax am maanaa set wecc xeeñ lu neex tubarkàlla foofu moo di Pikine restaurant nga jóge fa jàll ci ki nga xamante ni moom moo di Prestige multimédia bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye séeri kura tubarkàlla macha allah moom it am na beneen bu nekk ca kaw ca jëm ci côté 140 et quelque ak 8 avenue tubarkàlla macha allah ñoom it di jàpp ci rajo pencum réew mi nga jóge fa partalu tuuti dox ci kaw 116 bi jël sa ndeyjoor boo ñëwee di nga romb ki nga xam ne moom moo di Ami Ndiaye bu Démia mi nga xam ne mooy Ndiaye mbasin yu rafet yi tubarkalla macha allah mañam goldu yeeg gesneer yi ak parfum yi am maana yi montre rafet yi dàll yi tubarkalla macha allah ca yar ga teggin ba di ngeen fa fekk soxna bintu alxuraan moom it mu nekk fa tubarkalla macha allah boo ñëwee mu ñaan la jaay la ñaanal la waxtaan la wax mu neex léemu la nga dem tubarkalla macha allah ñooñu dinañ jàpp ci rajo pencum réew mi bu baax. ah nga ñëw nag dugg si place sama jigéen 120 West ajaratu Walimata Dieng surtout monsieur buri dégeen kodd mi ci gile able baba jëmb sàll mi ci cawal monsieur buri farma dégeen njaay mi ci pàncoor ni mbaa ngay pàndang fitala ko rey daaw kumba joor sa maam fu mu xeexee dañ koo jam am na ñaari yooni ba ngaañ yu xam yaa nga des ca ñagum ngay newe ca njaar ndéem mu soxna màggat faal mu sëñ ma yoro faal njaareem njaga kumbalaw bi guña kumbalaw bi soxna faal ma yoxore bu mu nguraan deecalaw gànkil biram gunju damel deecalaw ba sin sul béjjën biram jooju juuf gella war ba ma di ko joojoog biram joojoog sàmbale joojoog maa jooju ñooñu maajoor fatim gol la ñuy seen bàyyi moxure jukku lay bàyyi moxure jaag biram mbàng ak daaw dem ba ngoone ko di seen jigéen damel ma sàmba tak koy seen bàyyi ëmari ngoone sobe lay bàyyam di cëfu njóogoo ko jur di cëfu njóogoo yàlla njóogoo nguñu njóogoo tabara njóogoo fatim njóogoo maa ñembal jawal ñoq faam laay ma bàyyi koon pam ko ndaa dafa am seen waay bu ma woo léegi sëñ Abib la tudd ndeysaan moom kontaan nee na ma cosaan gi foog nga di ci laal looloo tax ma ñaas ajaratu wali ma jeng boobu la princesse de 116 lingeeru 116 boobu boolewul daraag wax nga ñëw nag càmmiñam jàkkaarloog muy Alaaji Yuusu Jóob mu Alaaji Jóob mu ma sekk jëli mu la jor ngoone Latir Jóob
Moussa Xewar soxna Mbay mu madun soxna ñaan Moussa Xewar Fatma ci bu kuliko du nguy ndaw wëgeej ba ma ngooneem xel som bañ ba mañ gànna leel fay mañ gànna ak sopp gànna ak saman gànna ak geet gànna ku nu jàll gar njaan bar daagu geet geen jaajaan jaay tubaarkàlla macha allah moom it di jàpp ci rajo pencum réew mi bu baax nga génn foofu moom Youssou Diop moom di jàpp ci rajo yi di jaay téléphone yi di defar photocopie photo passeport di def translation di lépp moom di jàpp ci rajo pencum réew mi boo fa jógee nga dox tuuti dugg nag ci restaurant bu am maanaam bi foofoo di fan foofu nag mooy restaurant Baobab guy gi ci Harlem dama ni guy gi gisu leen ko fenn ci Amérique guy ci sa New York rek ngeen koy gisee te guy gi fi ngeen koy gisee fenn rek la moo di fan mu ne ci 116 rek ngeen di gisee garabu guy mu sunu xarit laa sana Tamba Dieng ci restaurant Baobab bu am maanaam boobu tubarkalla macha allah ajaratu ki ne nekk fa xale yi ñoom maala tubarkalla macha allah ñoom Pape Diom xale yi defar ba mu baax foofay restaurant Baobab ñoom it di jàpp ci rajo pencum réew mi nga génn defe ni da ngay dem nag nga ni jàkk nag dajoog restaurant bi nga xamante ne foofu nag ñoo di surtout kër Manta Pakar Numbe Diop manoote soxna borom jaam ñi kër dar maa ngi koy naaru Kajoor ajaratu awa gumbala mbokkum Sénégal tubarkalla macha allah surtout Amari Dior bor samisaan mi soppi ko woon jumbay takki njaar ndéem ba Diop te waa kër lat koddu yàgg birim koddu yettiim kooki mbuusi ndox di ko fay fajal say xar yaram way gil mu gestu naan di jaay ji way ndi bor samisaan moon di jaay xanaa bëdd doon sebbi ci guddig mu ni ko dee wallaay doom birima faat ma ci bu safara bi mu lay yëndoo tur moom la waa kër lat koddu birim koddu di fay waaye doxal nu dem bu mu la naqari ci yaasin sa bàyyi leen dàqoon keroog xasar na kooku mooy soxna awa gumbala séri Ibrahima tubarkalla macha allah moom it di jàpp ci rajo pencum réew mi bu baax kon nag moom it war nañ leen a delloo njukkal tubarkalla macha allah ba nu jógee foofu nag comme niñ leen koy waxee rek foofu daal moo di restaurant bu am maanaa bi ñooñu ñëpp nag di jàpp ci rajo pencum réew mi kon ñooñu war nañ leen a gërëm wax leen lu baax sant leen ndax gis nañ ni jàpp bu jafe bu ñu ciy jàpp nga delluwaat ginnaaw nag ñëw nag fan ca kër bete ya ñeeño bala mañ sey ñooñu nga xamante ni tubaarkalla ñooy sëtu Madun Kura ak Penda Kura ak Baara Kura Kura Sow Koddu Njaay Amina Njaay maam Marim Sile seen maama ware woon Jolof wàcc njar meew maa laa min buntu bokk seen maama ni woon sàkki leen maa sàkk maa fay ci néegi bangaañ moo tax ñu am jom ba nawleem yi ñëwee ni ko waa yow sa alal ju bari ji foo ko jële ñun de dañuy wayaan te mënuñoo am lii mun leen man damay wayaan di liggéey dem leen nag ngeen liggéey sàkki leen maa sàkk maa fay ci néegi bangaañ seen maama ko waxoon moo tax jom joojoo rogalaat ñoom tubaarkalla macha allah fu ñu dem wane fa jom foofu muy kër Adja Khady food distributeur ak kër Adja Khady beauty supply di jàppal tamit ñoom it ci rajo bi kon nag ñooñu war nañ leen sant war nañ leen gërëm di bég ci ñoom di kontaan ci ñoom ci def yu baax ji nga xamante ni moom la ñuy def mbokk yi comme niñ leen ko waxee xam ngeen ni ñoo ngi jëm ci xew-xew bu mag bu nga xamante ni loolu kañ la ñu ngi ko fas yéene def le 21 ci théâtre national Daniel Sorano sunu yaay ju baax jooju nga xam ne daan na ñëw fii di jóge New York di jóge Sénégal di ñëw New York mu di ajaratu ma jooju ñi ngi daan fi fekk si càmmiñam Alaaji Silla Séeri Rama Diallo di dal ca moom tubarkalla macha allah daan fi fekk si Aram Abibu Thiam ñoom soxna Fat Samb daan fi fekk si ki nga xamante ne moo di ajaratu Ndey Faatu Sow ñoom Louis Mbay tubarkalla macha allah ak ñoomin Awa Fall Gambien ñoom ñëpp rek tubarkalla sunu yaay jooju ma jooju ñi ngi moo fi jóge ba mu amee juróomi at léegi nag moom la théâtre national Daniel Sorano fas yéene def hommage ñu di àndandoo ñun ñëpp di ko def Youssou Ndour jàpp ci Baaba Maal jàpp ci ñu def ci benn single bu am maanaam ba boo xam ni génn nañu sax clip bi moom lañ leen fas yéene déwul ngeen déglu ko ci way woo xam ni Kumba Mbaa daan Njaay way wa am maanaa woo xam ni ndaanaan yëpp way nañ ci Ndey Faatu Njaay way na ci Acaawele way na ci Mati Caam Dogo way na ci Sooda Maama Fall way na ci Ndey Juuf way na ci Jaal Mbaay way na ci Ndey Mbay jin ma way na ci Asan Buub way na ci Mapenda Sekk way na ci tubarkalla macha allah Daara Mbay way na ci ajaratu Maawa ko yaate way na ci maanaam ñëpp daal way ci ñu fas yéene ko rendre hommage ñu fas yéene woo anciens yooyu yëpp nag ñu fas yéene ñëw ca théâtre national Daniel Sorano samedi le 21 juillet ànd ceeg Youssou Ndour ak Baaba Maal ak Ismaïla Lo ak Omar Pène ak Thione Seck ñu fas yéene nag ànd ak ministre de la culture mu di monsieur Abdoulatif Coulibaly ñu fas yéene rendre hommage kooku nga xamante ni moom moo di sunu yaay ajaratu Majooji Ñing kon nag ñu tegal leen ngeen déglu single bi nga xamante ni moom gars yi def nañ ko ci moom ci way ko ni jooj nelaw naa ko Mama daan Njaay nu me mbay ma jooju ñu déglu ko ndeysaan waay ndeysaan mère wali ma tëggay sama yaay yaa ngi ci biir maa ngi lay nuyu ndeysaan gaay ñaanal leen ko yàlla yërëm ko ma jooju ñi ngi ndeysaan lii moom lañ ko way
Fatou Guewale gi ngi ci biir ndeysaan. Wele Mati Cham Dogo Daaro Mbay Fat Kiné Mbay Soda Mama Fall kooku moo di Awa Mahawa Kouyaté waaw waaw Assane Mbuub waaw waaw Mapenda Seck waaw waaw Ndey Mbay jin ma waaw waaw Yal Mbaay
Fatou Géwal Diouf Ndey Diouf Serigne Fallou Sina la Mam Bamba waay bu ndaw Samb Daba Sey waaw waaw ndeysaan mbokk yi loolu daw na yaram ñu jël mbokk mu baax mi ci ligne bi asalaamaaleykum pencum réew mi waaleykum salaam di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla ñëpp ñi ci faatu yàlla leen yàlla yàpp yóbbu àjjana amiin maag àllaa ji si la yóbbu nga du foo xam ne fii kenn mosul cee yóbbu wallaay boo demate jàng moomu nag daa mérité cassette spéciale ñu jaar ci maam bay jàllore ji mu def ca Sénégal lu mu def ci lu baax ak ci réew mi ak ni mu jële kii kon yàlla na la yàlla yokk amiin waaye fi nga ñu yóbbu maag àllaa ji si la wallaay ñëpp te yaram yëpp daw yóbbu ndax ñoo ñëpp dañoo séq ak ñoom te ay teranga yoo xam wallaay fu ñu daan dem yaanu daan yóbbu ndeysaan wallaay jërëjëf jox na ci ñaari cassette waaw inshallah bu soobee yàlla inshallah nan ko ñaanal ñun ñëpp yàlla xaare ko aljana inshallah dañ ko fa seen defal hommage lii mooy li nawle mi génne wax lu ñaaw musu ko fee def mukk ndeysaan xam naa ni ci lañ leen di tàggoo wallaay ñu di leen jox rendez-vous ba beneen àllarba ci jàmm jërëjëf Allah ji si la bu mënee duggaale naa ko ak képp ku leen bëre duggaale naa leen baal leen yàq jërëjëf daf nañu jërë ngeen jëf ndeysaan kon mbokk yi ñoo ngi leen di tàggoo noonu ñu ñaanal ajaratu Madiodio Gningue te am ko am mbokk mbaax xariñ mbaax ne ko le 21 na dem ku ñëw Sorano da nga gis lu rëy da nga gis loo mën la gis yàlla nañ ca yàlla yóbbu ak jàmm kon gars yi bonne soirée jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm